l'espace de 13 jours gis nañu 1 700 000 et quelques de vues ci Lamou Saf bi nga xamante ni macha allah bi mu génnee yàggul donc loolu aussi nekk beneen opportunité boo xamante ni j'espère que ni ngeen ko exploité tamit gis ngeen ci ay avantages. mais bien sûr tey boo xoolee tey ñun mënatuñu jaay CD mënatuñu jaay des clés USB tout ça mënatul nekk. tu vois léegi yow yaay essayer organiser wu tu vois essayer xool nit ñi nañ lay streamer. YouTube bi nga monétiser ko tout ça ci plateforme yëpp sa son xam nga pour mën ci am dara quoi en retour effectivement aussi tamit loolu mu ngi fay stream yooyu yëpp mu ngi fay. ça participe ci liggéey bu ñuy def. xaalis bi mu ngi dugg sant yàlla lépp tu vois donc. sant yàlla ate ñu ñëw nag ci li tax tubarkàlla réew mi yëpp yëngu. muy la cloche muy Lamou Saf alors Lamou Saf mi nga xamante ni kenn comprendreul sax nag exactement nu mu demee mais déjà paroles yi tey boo ñu ci doon ñëwal tuuti rek ci Lamou Saf effectivement yow mi ko wax ba daal di koy wax xam naa yow yaa ñu gën a xam Lamou Saf donc mu nekk loo xamante ni aussi challenge yi bëri na mais tam dafa bëri lu mu dégager dañ ci gis sensualité dañ ci gis amour dañ ci gis voilà yoo xamante ni daal ci beneen facette la Jeeba ñëwee mais cette fois-ci de façon osée macha allah. oui effectivement noonu la parce que ba ma koy bind loolu laa ci doon wër quoi. ah bon oui effectivement loolu laa ci doon wër. mais Jeeba mi doy na waar yow nee na loolu la ci doon. non mais loolu laa ci doon wër tey boo xoolee tey moo yu ma employé yëpp. tu vois ay mots yoo xamante ne tey. mais Jeeba doon ci dikkalaat tuuti nga foog. waa xam nga ne dafa neex lool nga am ku xam li jàmb sa di tax. soxlawul sax ngay wax de exécuté newul ko rambax. tey na xàmmee na fu ñuy feccee yella ak ndaw rabin. xoolee la ñàpp mel ni docteur Raoul ak chloroquine. ma ne armé wu ko ak suuf mel ni kuy dem guerre. te saare arsenal yi bu la daal nga teex. ma ne di la woo ci bëre te leer na moo la mën di la noggatu. tas sa ngemb mbër ba daanu na woo secours. mais man Jeeba yow tam est-ce que ça va. comme xam tey boo xoolee tey bu dee ku comme te ne mu ngi gëstu ci écriture nga ne xoola dafa neex lool nga am ku xam maa ngi créer ay allitération dafa neex lool nga am ku xam. dafa neex lool nga am ku xam li jëm sa di tax. xam nga soxlawul sax ngay wax day exécuté newul ko rambax. gis nga allitération bu may nekk di créer. bien sûr on le sent. gis nga affaire bu ñuy nekk di créer. tey nga jël ci début couple bi maa ngi naan son bi nu muy commencé sax. Lamou Saf kenn du la ko wax nag ku ko macca ko xam ñu naan kii dalay golo dina la jaaxal kay son bi moom faaw mu jaaxal. xam nga naan doo dara mu ne maa dugg ci biir ba lépp leer mën naa ñu jër nga ko la xam waa di waaw ma ne boo doon musicien ma ne la doo de gaame déggal punchline bi ma def ma ne boo doon musicien ma ne la doo de gaame ma ne def nga ma sa xale te doo jouer ak man jeu de gamme bien sûr est-ce que comprendre def nga ma xale mais doo jouer ak man jeu de gamme jeu wu xale quoi waaw comprendre après ma dëkk di ma jàmb yoroo marimba ma ne dëkk di ma jàmb yoroo marimba doo benjamin d'accord marimbis yi la ñuy wax ñoom dañuy jàmb nu ñuy tëggee ñoom dañuy jàmb ma ne dëkk di ma jàmb yoroo marimba yaa ngi may jàmb mais te yoroo marimba te encore doo benjamin ñun ñëpp xam nañ benjamin au Sénégal marimba c'est le meilleur. macha allah comme xam dëkk di ma jàmb yoroo marimba doo benjamin. boo defoon daal naa mos a dee sax on sait jamais. def naa ay punchline mais encore tey boo xoolee yëpp nu muy jeexee. comprendre effectivement benjamin. kii nu mu tudd sax on sait jamais xam nga gamin. est-ce que yaa ngi comprendre gars yi parfois duñu bàyyi xel ci écriture bi mais écriture bi c'est quelque chose boo xamante ne c'est bien réfléchi. xam nga Sénégal bokk na ci pays boo xamante ak loo mën a wax dinañ la ko décortiquer. da ngay gis son bi mu génnee à la minute rek nit ñi maîtriser nañ paroles yi. effectivement parce que dafa am ñoo xamante ni dañuy focus ci Jeeba dañ ko bëgg et en plus lu mu def da leen di intéressé mais ñu ñëw ci côté sensuel bi. parce que ñenn ñi xam nga ñi nga xamante ne dañuy ay love ñoom moom lañu comme ça genre rek ñoom dañoo apprécier mais am na ñoo xamante dañ ne non mais Jeeba tey moom yëkkati na loxoom de waaw ñooñu lan nga leen di tontu parce que jàpp nañ ne paroles yi c'est un peu exagéré quand même. waaw non mais nee na seen xalaat la. waaw mais waaw effectivement loolu laa ci doon wër def benn son boo xamante ne c'est parce que tout le temps je faisais des sons yoo xamante ne tu vois vrai que y a de l'amour macha allah xam nga mais je décrivais l'amour mais là dama dugg ci biir ci amour xam nga tey dañuy wax rek tu vois dama bëgg da nga kii da nga rafet mais là donc je décris
gars yi lan la ñuy def ci biir affaire ci biir nan lay mel d'accord ci biir nu mu war a mel comprendre nga d'accord moo tax tout le temps ak nit ñi di ko dégg naan Djiba yi osé na de waaw mais effectivement ba ma koy bind dama jàpp ni là je suis avec ma copine comprendre nga tey lu ñu nekk ci def ci biir kii bi ci néeg bi tey loolu laa nekk di décrire tu vois loolu laay nekk di décrire nu mu lay def xam nga di la jàmb comprendre nga nga am sa di tax xam nga comprendre nga affaire yooyu noonu quoi tu vois d'accord léegi ñu xaw a bàyyi xel xam nga yow sànq da nga ne sa copine am na paroles yi ñi ko nit ñi di dégg xam nga nit ñi seen entendement dafa xóot et dafa profonde tamit ñenn ñi jàpp nañ ne bon pour rafetal ko dañu ne bon Djiba dafa way jëkkër ak jabar waxul copain copine parce que am na ñoo xamante ni jàpp ne copain copine lañ ko jàppee ah non mais fii xam nga Sénégal. déet man xaw ma Sénégal. xam nga Sénégal léegi. donc parole yi célibataire yi sax jabar ak jëkkër la wala copain copine. non mais pour ñëpp la képp koo xamante ne yaa ngi koy dund rek. képp koo xamante ne yaa ngi koy dund. mais loolu est-ce que du exhorter à ce que les gens di gën a focus ci loolu et tamit parfois du pervertir parfois ñi nga xamante ni. non xam nga tey fii ku pervertir rek yow yaa pervertir sa bopp tu vois ku nekk am nga benn éducation boo xamante ne tey inculqué nañ la koy mu ngeeg ak yow. comprendre nga tey du parole Djiba moo mën a pervertir loo nit boo pervertiree rek tu vois parce que daf la neex. waaw mag mi de nee na ku ñu ne kii amul ngor dafa fekk nekku ci woon. effectivement nekku ci woon noonu la demee tey nit ku bëgg a bon rek lu ma sam papa di wax rek tout le temps gis nga tey da ngay gis sëriñ comme xam nga alxuraan la jàng de alxuraan la jàng mais ci alxuraan boobu mu ngi ciy def lu bon te alxuraan lu baax la mais tey nga gis nit musique lay def ñu naan musique baaxul te ci musique boobu noonu mu ngi ciy jaamu yàlla mu ngi ciy def lu baax a baax mu ngi ciy dimbali ay nit donc tey nit ku bon rek yow yaa bëgg a bon nit ku baax tamit yow la quoi tu vois. message la bu mu sànni jëmale ko ci la mu saf parce que bokkoon na ci lu ñëpp doon laaj ne Djiba mi moom lan la ñam nga jéggal ma ba xam lu mu saf voilà noonu la demee en quelque sorte donc ma jàpp ne am na yu bëri yoo xamante ne leeral nga ko ci te expliquer nga carrément ñi nga xamante ni aussi ñoo ci doon indi ay polémique disant que di ko xoolee ci beneen orientation mais ñu ñëw ci clip bi. Djiba dafa jël tiktokers yëpp boole leen ci benn clip. normal faaw mu def effet mais aussi ñu gis réaction tiktokers yi nga xamante ne ñi ngi ci ñoom aussi dañoo donné à fond ci concept bi la dafa amoon koo xamante ni moo doon wax scène bi nii lay demee voilà décrire mise en scène bi et tout voilà oui c'était une équipe la woon sama équipe Abadan Diamond ak waa Rivers ñoom ñoo def script bi tu vois ñoom ñoo bind script bi te aussi tamit bu ñuy def aussi tamit clip bi aussi tamit effectivement loolu la woon parce que dañu bind script bi lii lañ ci soxla après ñu dem ñu jouer ko te tamit bañ koy jouer tamit képp koo xamante ne figuré nga ci clip bi expliqué nañ la script bi expliqué nañ la lan nga war a jouer après ku nekk joxe engagement après on l'a fait d'accord ñenn ñi aussi jàpp ne ci biir clip bi aussi dafa am ay scènes yoo xam ne c'est un peu exagéré tam ba tey ñooñu lan nga leen di wax waaw mais après ñoom ñoo koy gisee exagéré rek comme lu may wax rek tu vois tey mënuma def la mu saf tu vois xam nga di solal nit ñi ay jàllaabe tu vois mooy loolu parce que Sénégal lañ nekk tey su ma defoon clip boo xamante ne sax laa dama ciy làkk arab solal ñëpp ay burxaa sax laa la wax ni dinañ waaye lu muy def nii kii du def clip bi après noonu d'accord donc lu mu mënti dem faaw ñu wax xam nga effectivement loolu du ñàkk mais n'empêche tey bañ koy def c'était pas pour defuñu ko pour def ci lu ñaaw def ñu ci xam nga pour loo xamante ne tey ku ko seetaan dina ne non Djiba warul def lii non loolu lépp defuñu ko ci dañ ko doon def juste rek pour am lu ñu montrer wane un peu suñu culture wane musique bu ñu nekk di prôner mooy afro mbalax wane ni tey lii mooy Sénégal tu vois donc on a essayé peut-être dina am tamit ñu ko gisee neneen donc ñooñu tamit bu dee gisee nañ ko loo xamante ne coolul ñu ngi jéggalu ñëpp tu vois mais on continue te ñu ko gisee tamit nice na on a reçu tellement de bien sûr est-ce que bokkul ci vidéo ci son bi ci nga gën a am challenge yu gën a bëri mais effectivement son bi je te dis teaser la ñu génne teaser bi ñaata seconde la xaw ma ñaata seconde la
mais je te jure on a reçu des milliers de vidéos te encore que vidéo bi génnul des milliers je te jure nii la ngay def mais doo sax comprendre alors que son bi xamaguñu woon nga lu nekk ci biir son bi bien sûr après tamit mu ngi noonu daal alors mu nekkoon wax dëgg yàlla waxtaan bu am solo boo xamante ni maa ngi ko sekkoon ak Djiba donc particulièrement ci li nga xamante ni mooy son bi mu mujjee génne di la mu saf expliqué na wane na li nga xamante ni moom mooy amour bi nga xamante ni boo ko éprouvé daal di ko illustré à travers des images ci benn vidéo boo xamante dafa extraordinaire je rappelle que ci espace 13 jours ci la def 1,7 million et quelques vues donc ñu ngi ñaan mu gën a dox incha allah ci kàttan suñu borom def nga ko daal yëfi xale. waaw def nga ko yëfi xale. waaw non mais affaire xale la tu vois xam nga affaire xale la musique bi waaye. affaire xale la affaire jeunesse la tu vois. moo tax gis nga la jeunesse gars yi nu ñu accroché woo ci son bi tu vois tout le monde tout le temps on reçoit tellement de ripostes tu vois parce que ñoom dañ ci identifié wu tu vois dañ ci identifié wu même mag ñi je te jure ay mag bien sûr ay mag dañ may kóol naan ma non Djiba yow li nga wax li nga woy ni sax xamoo ko mais lii laay dund Djiba lii laay def te encore dinaa gën a yokku sax bagage yi mais donc c'est bien que man maa ngi participé ci luy defar dëkk bi luy defar ci sëy yi xam nga mais effectivement kon yow léegi xam nga docteur Dieg dafa am yow góor bi nga ko waaw man moom damay participer ci luy doxal ci néegu sëy yi quoi comme xam yow loolu man je reçois des messages ambassadeur je te jure des messages yoo xamante ne Djiba billaahi ay nit di ma waatal billaahi yow yaa tax ma juboo ak sama jëkkër eneen Djiba yow yaa tax ma juboo ak sama jabar Djiba sama jabar bu meree son bi sa son laa koy tegal comme xam nga am ñoom te ne duñ jeex des gens yoo xamante ne effectivement loo Djiba fa ngay jëlee mooy allitération yi quand même dafa doy waar